mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex la ñuy am saa su jot di feggoog yéen àllarba bu jot su 21h jotee si seen télévision bile di leeru jamono Walf TV si seen émission bi di Selebe Yoon nag ni ma ko waxee dañuy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi ñu ciy dara ay kàngam yoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëm ci fànn boobu ngir ñu gindi askan wi ci ponk yi nga xamante ne ñu ngi ciy yëkkati ay laaj bëgg ku leen ko leeralal tey nag ci plateau bi ñu am mbégte dalal fii ki nga xamante ne moo di Seynabou Wade nekk ancienne député maire bokk ci kuréel gi di bokk gis-gis bokk ci coalition gagnante Wattu Sénégal ak ki nga xamante ne moom moo di Adji Mbergane Kanouté di honorable député bokk di njiital UDS authentique bokk ci kuréel gi di Benno Bokk Yaakaar du ñu def lu dul bàyyi samay invité ñu nuyu ba noppi ñu doog soobu ci waxtaan wi Seynabou Wade asalaamaaleykum. maaleykum salaam Adja ma leeral d'abord nekkuma Wattu Sénégal maa ngi ko taxawu Sénégal laa nekk di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Adja Mbergane Kanouté di ko sargal ci cër bu bees bi mu am assemblée di ko ñaanal yàlla relève bi jik leen te ñu liggéey fa di nuyu Sénégal yëpp mais nga baal ma Adji Awa ma jaale waa réew mi yëpp ma jaale leen El Hadji Alioune Ardo Sow mu nekkoon nit ku amoon njëriñ ci réew mi ñu ñàkk ko muy loo xam ne suñu borom daf ñu ko teg ñu nangu ko ak tamit ku mel ne président Djibo Ka ñëpp xam nañ moom it li mu jëriñ ci réew mi kon ma leen di ñaanal suuf sedd seen kaw di ko jaale sénégalais yëpp amin ñu ñëw ci Adji Mbergane Kanouté honorable ñu ngi lay jox sa wàccuwaay itam di la féliciter ci ndombal tànk bi jërëjëf Awa maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci ñëw bi ma ñëwaat fii ci Walfadjri ci sa plateau di nuyu askanu Sénégal ñuy seetaan mu ci bëgg bitim ci Sénégal ak ci bitim réew di nuyu sama sœur honorable député Seynabou Wade ñoom ñi nga xam ne suñuy référence nañu ñoo xàll yoon bi donc ba ñu ñemee ñun ndaw yi di it jaale askanu Sénégal ñi fi jógee donc di jaale bu baax Djibo Leyti Ka di ko jaale présidente nationale des femmes Fatoumata Gassama mu bokk ci jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar donc ma koy jaale moom it au nom de toutes les femmes de Benno Bokk Yaakaar. jërëjëf du ñu def kon lu dul soobu ci waxtaan wi gis nañu actualité ay bés bi ñu génn moo doon installation li nga xamante ne moom moo di assemblée nationale boobu waaye itam ñu jàpp ne kuréel gi nga xamante ne moom moo namm di wote yenn ci ay sartu réew mi. tey bu fekkee ne dañ fa nemmeeku ñu bëri jug di kaas ne am na lu ñu fa jalgati mi ngi jëm ci wàllub parité bi ndax 8e vice-président bi di Pape Diop bu bokk gis-gis la ñu jàpp ne foofu du toogoom ab jigéen moom moo ko moom Adja Seynabou. waaw xam nga parité bi dafa nekk loo xam ne am nañ ko mais booy xool dafa mel ne ci fi ñu toll nii ñàkk mun a bañ moo fi toll. ndax bu ñu ko commencé ci assemblée bërki démb la nañ ko commencé ci élection yi ñu génnee parité absolue moom mooy ñëpp am parité boo xam ne day mat mun na ñàkk ndax bu dee dafa tóol rek bu wàññi bi tóolee lu mun a nekk la mun na ëppee ci góor mun na ëppee ci jigéen te buñ naan parité mun na ëpp ci góor comme mun na ëpp ci jigéen parce que parité góor ak jigéen la ñu wax waaw mais ci loolu boo xoolee maire yi ñu génn dañ ne bureau bu lépp lu ñuy voté na doon parité mais boo xoolee maire yi ci bureau municipal yi di nga xam ne amul parité kaawu Kaolack doon ngeen ko dégg kaa yu bari doon ngeen ko dégg mu nekk loo xam ne nag man dama jàpp ne loolu yëfu président de la république la parce que ñi war a bind nañu yoon man jàpp naa ne bu ci waxoon ñu changé ko ndax ba léegi maa ngi doon dégg jigéen ñi di ko wax bu assemblée bi man dégg naa présidente Awa Gueye maa ngi koy sargal di ko nuyu ci li mu dellu ci assemblée wax ne bu fekkoonte ne groupe libéral dafa indi woon jigéen man dama jàpp ne ku am juróom-ñaar am sañ-sañu dugal ñett te nga xam ne yow ki nga ko séqal benn la mun a am war nga am générosité bàyyi ko mu tànn benn boobu ci ni mu ko soobee yow yaay xool sa juróom-ñaar yooyu nga am ñooy def ba jigéen ñi mu paritaire kon dama jàpp ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am juróom-ñaar ci foofu la waroon jógee moo tax ba tey ma ne parité bi ñun bu ñu amee lu ñu ciy wax rek
mooy président Macky Sall la ñuy waxaatal. te boo seetloo sax Awa même ci gouvernement bi da ngay jàpp ne président parité bi soxalu ko lool parce que foofu warul am parité parce que lu muy nommé la. parce que yoon élection la wax mais dama ragal ne kon ba tey doon na gën a dugal jigéen ñi ndax nag ñun tamit dañoo nekk ci politique bi dañu xamante ñun xam nañ ne Benno Bokk Yaakaar am na jigéen ñu mun a nekk ministre yu ko mun ci si jàng ci yiw mooy lépp la ñuy laajte comme critère jigéen ñooñu mun nañ ko bu ko xoolee ci biir partem da koy génne même coalition Macky 2012 am boobu nga xam ne ñoom ñëpp xam nañ ne li ñu mun ñëpp ñu ngi koy jàpp pour mu am beneen mandat mais lépp ñu ngi koy def pour dëgëral ko am na fa assez de cadre femme kon da ngay jàpp ne foofu générosité moo ci des loolu moo tax parité bi man lu ma ciy wax rek moom laay wax mu ciy bàyyi xel ndax dama seet ne moom lépp lu muy joxe rek loo xam ne yoon tegu ko ci parité moom def ko ci boo xoolee ci gouvernement bi rek ci ñeent fukk ak benn li ci nekk ci jigéen daf la koy won dinañ ñëwaat ci point parité bi itam ci wàllub tànneef bi itam daf ci joué Adji Mbergane tey bi gën a flagrant mooy ci assemblée nationale mais ni ko Adja Seynabou waxee itam moo di ne yéen ñi nga xamante ne yéen a ëppale yéen a waroon tenir compte ci parité boobu pour ñoom ñi nga xamante ne juróom-ñaar lañ ca am ñu mën leen caa fekk si bàyyi leen seen sañ-sañu tànneef. waaw Awa xam nga mbirum parité damay wax toujours que ne xeexu jigéen ñi la. dañ koo xeex ba yàlla jox ñu ko mu am ku fi nekkoon daal di ko xayma donc muy le théoricien de la parité mu am ku ñëw muy le président Macky Sall daal di ko nekk le praticien mooy mu rendre ko effective nu mu ko rendre effective mooy élection bu ñuy dem dina fexe ba liste yi pour mu recevable il faut ñu am góor ak jigéen ba nga xam ne mu mat parité ñu tolloo ci lim ba ñuy dem élection législative kenn réeralewul ne liste yi dafa paritaire ba ñuy dem tamit ci élection locale yi comme ni ko Adja Seynabou bu waxee liste yi dafa paritaire woon mais ànd naa ak moom fenn tamit ci liste yooyu muy wax parce que man si conseil départemental Kaolack ñaawlu woon naa loolu ci biir conseil départemental bi bureau bi paritaire utoon donc municipalité Kaolack tamit même problème amoon na fa ak yeneen gox-goxaat yi ba nga xam ne cour d'appel dafa kase woon li nga xam ne mooy décision yi ñu fa jëloon ñu ñëw assemblée nationale président naam parité bi am na ci liste yi moo waral mu recevable bi ñu demee assemblée tamit voté li nga xam ne mooy questeurs yi ñaari parité la secrétaire élu yi juróom benn la parité la def nañ góor jigéen comme ni ko loi bi tënkee mais ci vice président yi la am gàllankoor te gàllankoor bi mooy 7e ak 8e vice président ndax 7e vice président bi mooy le président Pape Diop non mooy le président Alilo le 8e vice président mooy le président Pape Diop donc la majorité l'opposition parlementaire dafa amoon benn poste la am vice président donc ñoom dañu indi góor ndax tey boo xoolee tey ñun majorité bi ñu yor premier vice président ba 7e vice président on a respecté la parité mooy jigéen góor bi ba ci 8e bi moom la waa Manko indi góor te gëm naa ne waa Manko tamit comme ni ko léegi sama sœur waxee waruñoo manqué ay compétences féminines ndax gis naa fa ku mel ni Waré Sarr koo xam ne tey ji waroon nañ ko mën a dugal place yi Pape Diop mu nekk vice présidente gis naa fa koo xam ne xale la mais war na ko mën a taxawee muy ñoom Marie Sow donc gis naa ñoo xam ne ñu woon ci coalition boo xam ne tey ji moo nañ leen jël tabbu leen def leen 8e vice présidente konoon coow du am mais gis nga parité boobu ci bureau bi dafa nekk lu am lu war a mën a am lu war a am sax moo tax dañu interpeller président pour que mu xool nu ñu koy corriger parce que nag règlement intérieur assemblée nationale article 14 boo demee alinéa 2 bi fi ñu waxee les vice présidents les secrétaires élus les questeurs ba yegg ci fonction entre fonction ak point bi dañu indi benn loi boo xam ne moo ko modifié woon muy la loi 2015-19 moo ko modifié woon yokk foofu wax ne dañuy respecter parité bi conformément à la loi parité alternative bi kon donc impérativement bureau boobu dañu war a jël jigéen def ko à la 8e position te loolu yaakaar naa ne ñun au niveau de notre groupe parlementaire groupe Benno bi ñu dajee réunion démb man interpellé naa le président du groupe parlementaire nee naa ko nag yaa jotee ci président de l'Assemblée
yaa jotee ci président Macky Sall donc il faut nga yeggee ko mbëbëtu jigéen ñi naam poste boobu waa Manko ñoo ko moom waaye moom président war na cee mën a taxaw. mais est-ce que c'est le président de la République qui doit arbitrer. waaw xam nga comme ci bureau bi ci règlement intérieur bi dafa war a am parité bi moom dafa war a am du sax du faveur dafa nekk loi bu ñu voté def modification parce que avant nag règlement intérieur bi loi sur la parité bi jëlutoon en compte le bureau yaakaar naa ne ñoom ñii ñoo ko xeex je pense que c'est en 2015 d'ailleurs la ñu xeex loolu biir assemblée ba ñu jël léegi parité bi def ko au niveau du bureau parce que boo seetloo tey commission yi bi ñu koy monté mënuñoo kaas parce que les commissions kenn dafa ko ci règlement intérieur que dafa war a paritaire mais le bureau dafa bokk ci règlement intérieur bi muy article 14 bi ñu modifié yokku ci loolu ma fi wax léegi mooy loi 2015-19 bi ba nga xam ne tey parité bi dafa war a effective mais nag yaakaar naa ne tey ñoom waa PDS waa Manko opposition parlementaire bi tamit ñoom ñoo njëkk a jalgati yoon parce que ñoom tey ñun ñu respecté parité bi ñun Benno Bokk Yaakaar def sept góor jigéen ñoom loolu waroon nañ ko mën a def ba parité bi daal di mën a effective mais nag combat boo xam ne dañ koy yeggale di porter même au sein de l'Assemblée parce que nag ñun suñu combat la ñun jigéen ñi c'est pas parce que ñun Benno Bokk Yaakaar déjà respecté nañ góor jigéen moo nekk 7 rek dañu war a contenté wu ci loolu non parce que combat jigéen ñi la dañ ko xeex ba yegg si fii waru ñoo bàyyi donc mu nax saa yi noonu Adja Seynabou tey bu fekkee ne ñoom respecté nañu li ñu mel est-ce que yéen am ngeen a droit ñëw fi nga xamante ne yéen a war a réguler di enfreindre li nga xamante ne moom moo di loi yi. xam nga aw fi mu nekk ñun ñaar nañu wax en tant que femme ba beneen discussion ñëw ñu politiser ko parce que bii foog dañu koy wax mu leer ci bopp suñu njiit yi leer suñu bopp leader yi ñu ñuy delloo suñu cër bu fekkente ne déjà xam nga leeraloon naa léegi ne. nekkuma maa ngi koo wattu mais mun naa leen défendre mu libéral la mun naa leen défendre mun naa toog tey place Mbaye Guèye Cissé te dama koy toogee li ma la wax mooy bu fekkee nit am na juróom-ñaar war naa mun a yëwee ne ki am benn rek mooy benn mais parité boobu ñu wax doxaluñ ko ni ñu ko waxee mooy président bi Moustapha Niasse la tudd premier vice président bi Moustapha Cissé loolu la tudd xam nga kon jigéen la waroon doon moo tax ma ne loolu ñun bu ñu ko politiser nañ ci attirer attention leader du parti yëpp pour ñu xam ne suñu cër dañu koy laaj bu ñu jéem a ku nekk positionné wu ne da ngay défendre sa boor déedéet fi mu ne jigéen ñi la ñuy waxal mooy ñoom bi ñu defee góor teguñu jigéen xam nga bu ñu tegoon jigéen kon góor bi du doon problème mais dañu teg góor tegaat góor or parité bi ci lu jëm ci élection dañ la ne boo tegee Modou teg Fatou kon foofu la commencé donc kon nañu attirer rek ñun ñaar ñëpp attention leader yi pour xamal leen ne ndagum yéen mbooloo mi leen di fal boo leen ko soxlaa ñun ngeen di waxal te boo leen ñu joxee fukk dinañ ci teg juróom li ñu moom jox leen ñu ko ñu ànd ak yéen gunge leen man ci foofu laa ciy tontoo waaw. léegi Awa d'autant plus que. boo gisee dugal nañu aaleloo ci loo xam ne ñun ñaar ñëpp dañ ko war a ñaawlu man dama jàpp ne nit bu amee cër boo koy dindi ci cër bi jox ko cër bu tolloog moom. parce que Yata Sow dafa nekkoon vice présidente nga dindi vice présidente def ko secrétaire élu man loolu rafetluwu ma ko waxuma ko nag en tant que politique dama ko wax en tant que femme te tey ñu ngi ko remplacer koo xam ne xëy na am na beneen cër bu mu mënoon am ci commission yi ndax commission yi yaatu na te am naa ci ñoo xam ne mun nañu liggéey pour wax la rek ne tey am na cër boo xam ne tey jëlee Yata président dante yóbbu ko secrétaire élu moom dafa militante bu engagé wala du ko gisee dara mais ñun ñu nekk seen i mag te àndoon xeex parité bi aussi dañ ciy attirer attention yi ne bu ñu jëlee ci benn cër nañu ko jël te bañ ñu suufeel wala ñu jox ñu tolloog moom. waaw Awa damay ñëw rek tuuti si li sama sœur wax parce que daf ne après Moustapha Niasse góor dafa ñëw jigéen ñëw alors que après Moustapha Niasse pour moom jigéen a war a ñëw may fàttali rek ne. du obligation parce que boo demee ci règlement intérieur bu assemblée nationale bi amoon modification yi moom xam na ko article 13 daf ne les vice présidents ñu bind en outre le président il y a commencé lim vice président yi en outre ils ont mis en outre virgule xëy na ba ñuy tënk
règlement intérieur di modifier article 14 xëy na article 11 bi 13 bi daf leen échappé ba ñoom xëy na bu ñu ko saytu woon en outre boobu c'est très important parce que ils ont mis en outre virgule du président les vice-présidents commencé 1 2 3 4 6 7 ba 8 donc ça c'est pas une obligation mënuñ ko xëccoo président ni mu jëlee amoon sañ-sañ jël jigéen jox ko première vice-présidente 12e législature les 5 ans am na sañ-sañ mu jël góor jiital ko te parce que loolu règlement intérieur bi moo ko may bokkut ak 7 ak 8 bi takkalantoo foofu moo am problème mais premier ak deuxième bi amul problème président am na sañ-sañ parce que article 13 moo ko tëddee noonu donc loolu laa bëggoon leeral foofu rek ma ñëw tamit ci cas yi vice-présidente bu ñu wàccee def ko secrétaire élu yaakaar naa ne bu ñu ko dindi woon sax teg fa góor ñu mën ko déplorer mais dañ ko wàccee teg fa jigéen te nag ay compétences égales lañu tey man mënoon naa fa toog keneen mënoon na fa toog parce que l'essentiel mooy poste bu ñu la jox ci biir assemblée nationale nga mënee ko doxee. parce que loolu moo ci am solo. ndax ko remplace également c'est Aïda Sow Diawara. te elle n'est pas n'importe qui ñi xam nañ ko bu baax ci compétence ci loyauté ci liggéeyam donc lu yeta mën foofu rek yaakaar naa ne Aïda moo ko ëpp expérience politique moo ko war a gën a mën te yata tamit fañ ko teg tamit kenn mënoon na faa nekk secrétaire élu donc loolu moom amul problème ndax jigéen moo dem rek jigéen tamit bu valeureuse toog place am. mais tey jii avec le cas Pape Diop ndax yaakaar nga ne mun na am lenn lu muy xajamal ci fonctionnement biir assemblée bi bu fekkee ne y a pas eu changement. non je pense pas parce que man bu yàlla rek moo tax may wax j'ai été agréablement surprise ci comportement opposition pour le moment ci biir assemblée ndax vraiment muy Pape Diop ay ñoom Madické Niang parce que dégg ngeen li Madické wax Madické li mu wax mooy ñëwuma fi pour xuloo ñëwuma fi pour xeex ngañu ma kenn damaa ñëw pour servir le peuple te bëgg naa ñu liggéey vraiment ci dans la convivialité le président Moustapha Niasse jël parole ne ko Madické Niang un homme de consensus et de paix donc kon joxe nañ couleur yi Pape Diop également vraiment damay gis ñëpp dañuy saafantewu ku ñëw balaa ngay nuyu sax sa majorité da ngay dem si waa opposition bi saafanteeg ñoom ñu échanger kafre ba ci Sonko dañuy sayute ñoom Cheikh Bamba Dièye moom xam ne li ma koy wax ndax nekkoon na fa xam na ne wax ji ci biti la mais ca biir assemblée ba ñoom ñii dañuy fóonante di joxante ay loxo parce que xam nañ ne du ñu ay américain du ñu ay chinois du ñu ay gabonais du ñu ay togolais ay sénégalais lañu. ñoo bokk Sénégal gi te assemblée ba sénégalais ñoo ñu fa yóbbu ñu leen fay toogal kon donc jàmm rek moo mën a seq suñu diggante. te ñu liggéeyal askan Sénégal. ñu ñëw tuuti ci loi parité boobu Adja Seyna bu ñu bëri jàpp ne loi parité boobu doon na loo xamante ne Sénégal préparé wuñ ko wala doxul waxtoom ndax si compétence yi am na si jigéen ñoo bëri ñoo xamante ne amuñu compétence boobu pour ñu teg leen fa dañuy obligé teg fa koo xamante ne rek turu teg nañ ko respecté nañu li nga xamante ne moom moo di parité nee nañu li ni mel dafa feeñoon sax ci législature bi ñu génn. waaw man xam nga législature boobu ñi ngi koy wax mais man gisuma ko ci te sama akulaay laay wax parce que dama jànloog samay nawle sénégalais xam nga parité bi bu fekkoonte ne dañ ko def ci fonction ay ministériel ay directrice ay yooyu da ngay mun wax ne lii dafa laaj benn niveau d'instruction mais assemblée bi rôle am voter loi la autoriser président mu def yenn yi loolu kàllaama boo ko munti waxee dinañ la comprendre te majorité ba fa nekk ci jigéen duñu ñoo xam ne xamuñu nit ñi dañ koy wax nii te Sénégal dama remarqué leen mooy bu benn nit waxee rek ñëpp répété ko bu dee nag am na beneen cas ci yenn service man buñ ma ko waxee waaw mais bu dee ci assemblée feeñ fa gis nga assemblée ki nga gis jàpp ne jàngul jàpp ne amul compétence bi ci lan nga ko nattee ndax ki nga xam ne femme leader la ndax dina am femme yu fa ñëw du ñu nekk femme leader dañ leen ko te xëy na ndax seen matière grise mais ñi ci ëpp ay femme leader la ñuy doon surtout assemblée ren bi ci ñi koy xayma parce que ñu tamit dafa am ñu ñuy accompagner bi ñu xaymaa xam nañ ne bii moo gën a ëpp ci ñu am niveau bu élevé yi fi jaar mais boo ñëwoon ba toog ñoom ñi ñuy seen di leen xeeb bu ñu xamoon position yi ñuy jël parce que liggéeyu assemblée
du plénière loolu moo tax man dama ne ñun foog benn combat dina am ñu waxtaan ci député yi fi nekk ak yi fi nekkul woon pour ñu mën a dimbalante ba yi ñuy dégg ba suñu doom yi mu leen di metti jóg fii mooy ñu leen di permettre yéen journalistes yi ngeen di dugg ci saalu commission budget Sénégal jarul ñu leen koy nëbb li ñu leen ci war a nëbb xëy na forces armées lay doon te kenn du ko débattre xam nga kon amul leneen lu ñu fa war a nëbb ngeen fay dugg di fekkee di xam ci ngeen di xam ñi ñu yaakaar ne ñoom matuñu ko lan lañu donc lu nit ñi di wax nii la mais man doon naa bëgg ñu jox ma benn exemple ci benn nit nga xam ne dama ciy mën a répondre mais man ma nekkoon ak ñoom ci li ma gis ci ñi nga xam ne ñi ngi wax ak a def man mi musoon a def dellu si waat xam naa ne rawuma leen ci man loolu nañ ko bàyyi xel léegi nag buñ la naan parité newuñu parité tey fu ñu soxlaa kuy làkk tubaab ak anglais nga ñëw teg fa koo xam ne arabe rek lay làkk waxuñu la tamit koo xam ne sax faf jàngu ca benn waxuñu loolu parité dañ ne li nga ku nekk li mu toll lool nañ ko jox te fañ koy laajee te yàlla def na Sénégal léegi loolu dafa am mooy Sénégal léegi loo dugg rek nga gis ci góor am na jigéen ju nekk ca wet ja même bu ñu bariwul nag da ngay xam ne bariwul mais bu ñu baree nañ leen ko jox. buñ ko matee. tàmbale nañ di wax Adji Mbergane ne législature bi tàmbale na wane boppam rek ci ouverture bi ne bële dañ doon wax moo yées waaye bii moo koy gën a yées. ci wàllu doxalin yi. non et pourquoi. ndax dañu gis à l'ouverture à l'entame rek ñu commencé gis joxar bi wanteeg yeeg yi ni mel te sénégalais yi loolu lañ doon ñaawlu ci député yi ñu jàpp ne ba léegi député Sénégal xamaguñu ne c'est des députés du peuple mais dañu jàppee seen bopp des députés du président de la République. waaw non góob je pense du jokkar noo ko waxee sax. jokkar bi du jokkar bi sax parce que bu nekkee da ngay wax li xewoon ci ouverture bi mooy ak Cheikh Bamba. waaw bi mu jógee jël parole am lu muy wax clarifié daal di convoqué nag l'article 11 di wax ne li jëm ci Khalifa Sall Abdou Mbow tamit ñëw xamal ko ne ko lu article boobu question de procédure la wax te fii du c'est pas le cas. donc loolu yaakaar naa ne échange la rek pour établir kii ñëw na wax position yam kii ñëw ne ko article 11 bi lii la wax li nga wax loolu la te li Abdou Mbow wax moo am parce que article 11 règlement intérieur boo ko xoolee dañ ne des questions relatives aux procédures des questions de procédure. mais tey am na ci député yoo xamante ne dañu gedd mujj dem ne ñoom gisuñu seen bopp déjà ci ouverture bi rek ci assemblée. waaw c'est que ñooñu askan wi ñëwu leen kenn moo ko fa def muy Sonko te yaakaar naa moom it bu weggoon sénégalais yi ndax sénégalais yi weg ko moo tax ñu élire ko ci coalition pour mu togg leen assemblée donc waroon na moom tamit am weg askan wi ba toog ba xool au moins lu xew parce que ndawi askan wi la fa mais moom wane na boppam ndax wane na ne askan wi ñoru ko donc loolu yaakaar naa ne ñëpp a ko war a ñaawlu ñëpp a ko war a déplorer donc man seen biir laa tooguma ci Benno ci opposition bi laa toog yaakaar naa Sonko sa place am laa toogoon bi mu ñëwee tooñ na ma ci loolu mais yaakaaroon naa ne dina toog ba installation bi jeex ba mu mën tamit bu génnee am lu mën a wax ndax ay ndaw la dañ ko fa yónni indi fa boppam donc Moustapha Sy Djamil tamit la mu wax dafa génn carrément ci lañ ko doon doyee moom it parce que dañ ne explication de vote te la mu fa wax ça n'a rien à voir avec explication de vote yaakaar naa ne honorable député bu dee suivre na ko moom war na xam ne ñoom ñëpp la ñu wax àndut ak la ci article ba ku ci nekk bëggoon na wax kese donc comme d'habitude mais nag heureusement qu'on a un président de l'Assemblée boo xam ne moom auteur parce que yoon kii article mayoon na ko mu bañ a joxe permission yam mais avec son autorisation donc mu nangul leen ko bàyyi leen ñuy wax sax ba wax loo xam ne bokkul ci liñ leen laaj. D'accord. donc loolu tamit bu dee loolu moo tax nga foog ne assemblée bi dina yées bu 12e moom mënuma cee wax fekkewuma ko donc mais ni ma gisee ñu commencé nii comme ni ko sama sœur waxee gis naa fa ñu am compétence gis naa ne président bu jëlee lu mat 110 députés génne leen ci 150 indi ñu bees kon loolu wane na ne ñu bees ci dugg ñu daal seeni compétence donc du ñu bees ñoo xam ne dañuy ñëw rek pour di tàccu ci assemblée bi wala ñuy nelaw mais dañoo ñëw parce que le président nous l'a recommandé d'ailleurs fortement ndax bi ñu recevoir def nañu vous êtes des députés au service du peuple dëgg la damaa defar liste Benno Bokk Yaakaar investir leen ngeen dem am ndam mais du ngeen samay député
vous êtes des députés du peuple et j'attends à ce que foofu ngeen toog. mais tey ñu ngeen nekkal fa peuple bi comme man ni ma nekkalee peuple bi ci état bi nekk serviteur du peuple. mais ñu bëri tey loolu lañ jàpp ne député président lañ ñu bëri tamit noonu lañ koy jàppee. waaw ne ku ci jug di wax itam da nga naan maa ngi sant président de la République. dégg goo ko nag gis nga boo seetloo. dégg goo benn yoon. benn député bu 13e législature bu jóg. mais maa ngi sant président Macky Sall. maa ngi sant peuple sénégalais ngay wax. di leen nag fas yéene toogal ca pencum ndawi réew mi pour porter seen préoccupations pour porter li nga xam ne mooy. d'accord nañu toog ibbi suñuy gët xool 13e législature bi lan lay ju dañuy xuusandi li nga xamante ne mooy actualité tey bi itam ëttu yéenekaay yëpp xëyee ko mooy ndawal FMI mi nga xamante ne mi ngi si Dakar di Ali Mansour moom li muy fësal moo di ne Sénégal dette bi dafa jéggi dayoo. soo moytuwul ci 2018 bi dinañ jóge 24% dem ba 30% ci li nga xamante ne moom moo di dette bi te dañu waxoon ne ci wàññi la ñu jëm naka nga jàngatee li ni mel. waaw nga may ma rek ma dellu si waat tuuti ci assemblée bi parce que damay dégg ñuy wax 12e bi 12e mais foog ñu wax ni 12e bi fu mu sooxee xam nga werante ci assemblée du ñàkk. fi mu nekk nii bii bu ubbee foog werante am parce que ki nga déggoolul ba mu nekk fële nga nekk fële ngeen yore benn kayit di ci wax. wala li ñuy indi même ñoom seen biir mooy ñi bokk coalition dinañ werante mooy di nga jékke-jékkee da toog assemblée mu mel ne coalition amatul mais représentant du peuple rek moo am. kon loolu nañ ko bàyyi xel c'est que nag ñii ñëw du ñu yóbbu li nga xam ne moo amal njariñ sénégalais yi foofu presse bi laa ciy waxal mais autant nga ñëw jël Adji Mbergane bu joteeg Moustapha Cissé Lo mais bul fàtte ne loolu amul importance li am importance mooy li leen dajale li leen jotale ci lan lañ doon waxtaan te liñ ñuy waxtaan en général ba réeroo du doon suñu affaire personnelle mais lu jëm ci réew mi la mooy di wut lu baax ci réew mi ba jàllante ci xam nga nag bu fekkee ne yarowoo seen kër koo wax daggal ko boo demee assemblée buñ la jàppal nga daggal kon foofu dama fa bëgg attirer attention nit ñi 12e bi liñ ciy wax nanguwuma ko absentéisme bi mooy duñu liggéey si d'accord naa ci dinañ tardé d'accord naa ci mais ñu doon ñëw di liggéey ñu ngi doon liggéey te ñu doon tardé it bu ñu ñëw nañ ci soobu. léegi nag lii FMI wax man xam nga comme kiiwuma lool ci finance du ma ci mën a wax mais comme ñun assemblée dañu doon indil loi des finances te bu ñëwee tamit foog nga dem ci ñi la tànn nga wax ak ñoom. ci laa jëkk remarqué loolu ne bor yaa ngi bari waxtaan naa ci tamit koo xam ne xelam daf ci màcc mais moom inquiétude bi ma ci amoon la ci am li ci des nag ñi seen xel màcc ñoo koy mën a wax mais li wóor mooy man en tant que parlementaire. dañuy indi ngay xool parce que lépp dina ñëw moom dina ko gisal boppam ci budget bi ma ko gisee mu jaaxal ma dama parce que ñun tamit du lu ñu jàng mais dañuy wuti kuñ ci jàppale. moo tax buñ nee nit ñi ndax mënuñu ko dinaa ne si parce que dañuy wuti nit ñaa ngi fi mun ko dañ dul nekk ay assistants yoo xam ne dañu officiel mais nit ñi dañu am seen assistants yu leen di dimbali mais bi ma demee kooku wax dëgg yàlla moom xelam màcc na ci te day liggéey tamit ak état mais xamal ne ma tamit ne li ci sama xel ndëm lu am la moo tax man tey bi ma xëyee lii ko tamit dama ne lii de waxtaanoon naa ceeg diw mais même chose la ma wax mais comme nag man defuma finance du ma ci mën a sori daal. mais amoo ci mberteel ci fànn boobu comme ni nga ko waxee mais suñu gisee ne plan yi ñu teg yëpp projet yi ñu teg yëpp pour suqali la mais bu fekkee ne da ngay suqali itam ma bor yi di gën a diis ci si ndodd askan wi lay tegu est-ce que loolu askan wi dinañ ci teel a gis ci seen bopp ci doxalinu réew mi. xam nga man dama ne président bi mu ñëwee. déjà lu bees ñëwul ci moom parce que ci lu mu liggéey la ba yàlla am lu mu ci dogal mais yàlla moomu ci dogal nag indiwaat ko dama jàpp ne moom bu fekkoon ne dafa ñëw rek parce que tamit moom day am ñu ko wër ci li maj li di ko conseiller mais bu ñëwoon ñooñu mayoon ko tuuti mu xayma li fi nekk kon xëy na lii doonuñu ci woon yegg mais li ma la xamal lii moom mun naa ne 2014 laa ci commencé woon jaaxle di ko wane di ci laaj te at mu jot ma laaj ci waaw kon mu nekk loo xam ne moom lu doy waar la du ñàkk nag comme FMI wax na tey ba ñëpp d'accord ne lii am na ñoom dinañu am lu ñu ci leeralal mais dina delloo si waat tamit seen xel ñu xool loo xam ne mun na ñàkk ñu bañ ko def parce que lépp mun ñu ko defandoo xam nga Sénégal kenn du def lépp da ngay def rek ba fi nga yem sa morom def amul ci président yi ku fi jaar kenn koo mënul ne def na fi dara lu mu gàtt yàlla mi la fi indi foog mu may la loo fi bàyyi mais yow yaay xool mais boo bëggee booleendoo yëpp di nga dem ba yow sa bopp loolu moo lay jaxase loolu moo lay indi situation bi mais situation bi moom depuis 2014 ba léegi maa ngi ko gis
di ci laaj ñu ma ciy wax. depuis 2014 mu jóge 24 ñuy séntu ne 2018 dina àgg 30%. Ali Mansour joxe ay restrictions budgétaires boo xamante ne suñ ko jëfee dina tax bor bi dellu si waat ba 24% boobu mais est-ce que ak projet yi ngeen am plan yi ngeen teg yëpp yaakaar nga ne dina fa mën a delluwaat ci bor bi wala bor bi ça va crescendo. waaw gis nga nag Awa da ngay xam ne ñun nekkuñ pays développé dañu nekk un pays en voie de développement président Macky Sall am ay projets yu ambitieux am ay projets yu révolutionnaires yoo xam ne lépp da ko orienté accès ko ci population bi yaakaar naa ne wax ngeen léegi ne mënuñoo defandoo lépp yaakaar defandoo wuñu lépp sax mais y a des priorités te priorité yooyu boo seetloo tey jii lépp lu war a dem dans le domaine social toute la politique du président bu ngeen seetloo da ko résumé dafa nekk une politique sociale bu ne politique sociale tey jii bu ngeen xoolee li nga xam ne moo ñëw ci wàllum couverture maladie universelle ñu ngi ci fekkoon ci tolluwaay ci 20% ñu ñëw ba tey jii ñu ngi ci 60%. waaye ba léegi taxawul de. maa ngi ñëw nga ñëw ci li nga xam ne tey moom mooy solidarité bi bi ñuy ñëw mun naa ne 0% la woon tey ñu ngi 300 000 familles yoo xam ne yaakaar naa ne am nañ ku leen jàppale ci volet social ak bourse de sécurité familiale yi. mais est-ce que aji. ñu ñëw damay lay wax kese que ne. xam nga nit bu dee da ngay leb di ko yemal sa bopp wala nga koy naax saayal mën nañu wax mais da ngay leb loo xam ne dafa dellu ci askan wi. te tu maîtrises également les risques parce que ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor économie et finance yaakaar naa ne du benn du ñaar taxaw nañ def compte rendu taxaw nañ indi seen argument gindi askanu Sénégal xam nga lu am solo ñun fi mu nekk nii lu amal solo askanu Sénégal mooy leen di génne ci jafe-jafe. mais est-ce que du saafara bu jur jàngoro tey ji bu ñu xamee ne dette bi itam ci ndodd askan wi lay delluwaat est-ce que tey ci politique sociale boobu ñu teg ñoom gis nañ ci seen bopp déjà et répercussion fay boobu si ñoom lay répercuté waate ndax lépp dina ëlbatiku seeraat dund beeg yi ni mel luwaas beeg yooyu. daa cherut c'est-à-dire que loolu ngay wax yëpp. xam nga da nga ne ci ay perspectives. te yaakaar naa ne askan wi seetaan ñoom seen bopp am seen xel dal na parce que dëkk buy leb da ngay leb yaa koy fay. mais du loo xam ne da nga koy leb tey fay ko tey da ngay teg ay infrastructure yoo xam ne dinañ mën a génne leneen tey président li muy teg yëpp day tax day gën a développer économie tey askan wi lu ñooy duñ ci fay leen duñ ko sax yëg ndax duñ ko yëg mooy bu nekkoon ne day ji commencé nañu di yëg jafe-jafe bala loolu ñu leb tey di ko yëg ñoom mais kon tey loyer bi duñ ko wàññi kon tey électricité bi duñ koy wàññi yàgg mu di sax 3 mois kon tey Awa Diop Ndiaye jigéen ñi du ñu dem di wax césarienne duñ fay dara kon tey jii tout tànk yi am 0 ba 5 ans duñ dem di faju duñ fay dara kon tey jii ñi nga xam ne dañoo nekk situation de handicap du ñu am carte d'égalité de chance kon tey CMU bi du nekk une réalité kon tey jii duñu mën a jël 28 000 logements di ko jagleel ay sinistrés inondation kon tey jii duñu am projet 40 000 logements pour Diamniadio. d'accord donc askan wi yaakaar naa ne ñoom si seen bopp. war ñoom xam nañu bu baax bu fekkee ne amul répercussion si seen. ndax ñoom ñu ngi gis Adja Seynabou tey ci doxalin bi xaalis bi di ma waxee répercussion naam sur le long terme la askan wi ñoom ñu ngi ressentir bor yi si seen wàllub dundin ak ñi nga xamante ne si seen wàllub nekkin la ndax du li may wax sànq du saafara buy jur jàngoro. xam nga saafara buy jur jàngoro la dafa am yoo xam ne même boo ko limee lim ba pare te saa boo xëyee nga dégg ñi ngi ko limal am luñ ci wax da ngay delloo si waat sa xel nga xayma waat foo toll. beneen bi mooy même yooyu mu lim buñ ko fi defee am na ñu mu doon yaxanal man jour bi ñu indee PUDC jox ko waa PNUD li ma jëkk a def mooy interpeller le ministre des finances ni ko monsieur le ministre mu ne ma ne ko ñii nga xam ne ñoo ñu daan indil lu tax ngeen leen di jox mooy ñoo xam ne dañ doon ñëw pour di la jàppale yow nga leen di jox marché boo xam ne ñoom li ñuy liggéey AGEROUTE daf ko mun AGETIP daf ko mun li may wax mu wóor ma ndax mu nekk loo xam ne ba ma nekkagul maire sax ndax saa boo déggee kuy politique yaa ngi lijjanti sa gox ba nga dëkk lu fay tali lu fay assainissement kon dafa am structure yoo xam ne da nga leen di xam miin leen ma xam AGETIP li muy liggéey xam li mu mun
xam ña fa nekk seen i compétence xam Ageroute ña fa nekk te ñoom ñi koy liggéey ci ñooñu lañ jafandu man côté boobu laay waxee mooy dama ne est-ce que amul lu ñu joxe yoo xam ne mënoon nañ ko bañ a joxe suñuy ñooñ def ko xaalis boobu dellu si waat loolu moo tax ma ne ñoom mënoon nañu rationaliser man nag du loo xam ne dama ko wax nii mais dama wax jox ko ministre bi ba tey ministre bi tontu ma bi ma génne sax bëgg na ministre bi tontu ma de mu ne ma yow tey da nga doon sànni xeer daal di retaan dem pour wax la ne tontu ma sax donc man li ma doon wax xam naa ko moom tamit xam na li ma doon wax donc yu mel noonu laa ne bu ñu ko xoolaatoon parce que weesu la xam nga lu ñu fiy lim yëpp Sénégal moom ku nekk xam nga li ngay dund ku nekk xam nga li ngay dund kon lu ñu fi lim rek man duma ci nekk di ko polémiquer mais au moins li nga xam ne mun naa ko wax mooy am na loo xam ne ñun mun nañ ko def liñ ci mun a def nañ koy defal suñu bopp bañ ko jëgaani am ci yoo xam ne aussi dafa nekk loo xam ne bu ñëwee comme man damay jël exemple terre bi dañ ne fu muy yem jam ñaajo ci man sama gis-gis dama jàpp ne mënoon nañ ko def leneen ci ni fi séeraay bi toll séeraay bi d'accord naa ci ndax ku bëgg lu baax foog nga def ci prix mais boo xoolee ne man antana guma ko te yow am nga looy def ñu ciy teg bët da ngay jël yeneen yi doxal ko moo tax dama ne bu ñu toogaatoon rek jéem a rationaliser xëy na kon du ñu yegg si fii mais li FMI wax bu fekkoonte ne lu ñu mun a saafara la wala amul risque lool kon du jar mu di ko wax xam nga sa doom bu indee carnet de notam boo ci génnee appréciation bu weesul tableau d'honneur bi ñu dem ñu sargal ko leneen lu ñu ci yokk rek la pour attirer sa attention ci ne lu dul jëm kër lay doon kon mooy ni FMI def donc dama jàpp ne bu ñu ko xool ci farfarloo nañ xool réalité bi ci li mu wax ñu xool lan la ñuy def ba loolu saafarawu parce que tamit dañuy sóor ne suñuy sët ak suñuy doom ñooy mujje ji te ñu mujje ko mu metti mooy mag mu yor puso mu réer gis nga Awa Diop li ma énuméré yëpp dafa am fu ma ko teg xam nga dama jógee campagne électorale dem ci département yi xam li xew ci goxaat yi gis nga ñun ñi ne ci taax yi ñooy xeeb lu bëri lu président Macky Sall di def ñooy ŋàññi lu bëri gis nga boo demee ci àll bi ñu lu ñuy xeeb ñoom dañ ko def lu kawe gis nga 25 000 yi ñu am par 3 mois gis nga li ñu am ci CMU bi yu ma xamul façon yooyu yëpp président def moo waral président ndamam gën a bëri ci département yi te gis nga kër goo dugg man dugg naa kër fekk fa ko retraité dama ñëw mi ne ma jigéen la bu retraité am na peut-être ay 86 ans mi ne ma sama doom aji mbergaan fii waroo fi woon sax ñëw parce que président daf ñu defal loo xam ne kenn mësuñu ko defal ñu retraité bu suñu pension yóbbu def ko revaloriser ko defal ñu jokk ci 10%. ma dugg ci beneen kër fekk fa jigéen bu mag mi ne ma sama doom noppalu ko leen sama bourse de sécurité bii dafa mel ni 1 million ci man moo tax ma lay wax ne waxuma rek pour lim. dama dugg ci gox-goxaat yi. d'accord gis nañ ni li président def surtout la politique sociale fi ñu ko teg. d'accord mais tey jii est-ce que waru woon itam peut-être affaire bi am na ci yenn gox yoo xamante ne am na satisfecit mais am na ñoo xamante ne itam. amal nañu taxaw seetlu bi mais gisuñu benn répercussion ci seen dundin ak seen nekkin yaa ngi lim wàllub loyer bi boobu tamit saafara gu jur jàngoro la ndax borom kër yi dàq nañu ñëpp ñu loué woon gën a yokkaat li nga xamante ne moom moo di seen loyer bu fekkee ne bourse bi anam gañ ko séddalee ci tànneef beeg yi ni mel itam am na ci des frustrés yoo xamante ne tey gisuñu ci seen bopp bu fekkee ne wàllu emploi des jeunes itam am na ñoo xam ne gisuñu ci seen bopp ba tax tey président ci boppam xam naa ne war na reconnaître li ni mel ndax soo gisee léegi appellation yenn ministères yi mu def ko ay ministère plein am na lu mu ci jublu xam na ne peut-être fii sooxee na loolu tax muy def lii mais tey jii loolu tey moom mooy indi répercussion boobu est-ce que waru woon am taxaw seetlu rawatina ci wàllu PUDC bi ñu doon évoqué léegi nii ak li ñuy wax itam ci wàllu PS beeg toolu courant yeeg yi ni mel yooyu yëpp c'est bien beau mais itam xool loo xamante ne du gaañ sénégalais comme ni ñu koy waxee ëllëg maam ñun suñ ko fay suñuy doom ak suñuy sët dinañ ko fay. gis nga emploi des jeunes boobu ngay wax boo seetloo conseil des ministres interministériel bi mujj dañ fee wax ñoom mu ñëw ci reconnaître ne am na lu ñu war a def am lu ñu war a yokk ci loolu gën a mën a taxaw emploi des jeunes. naam 500000 emplois moo ne woon objectif bi def nañ lu xayma ci 234 260 ci emploi des jeunes te secteur rural bokku ci secteur agricole bokku ci mais ñoom seen bopp nee nañu secteur boo xam ne dañ see war a gën defaat yeneen jéego kon ñu ngi reconnaître que ne am na lu ñu def
mais également il reste à faire te loolu moo normal parce que état doone lépp normal na. mais tey fii mais politique sociale bi moom. PUDC bi ñu jël ko dénk ko ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu doon jox xaalis ñu ëlbatiku dem si ñoom dénk leen projet boo xamante ne xaalis la ñu jëlaat delloo leen ko loolu naka lañ ko. waaw te mu am ay ressources yoo xamante ne ñu ngi ci si biir réew mi war nañoo mën a liggéey boobu laataa ñu koy jéggaani. xam nga fii dañoo tàmm di wax le patriotisme économique je pense que ñu ngi ko génnee temps Assises nationales bi nga xam ne Amadou Mahtar Mbow moo ñu jiite woon. ñu fekkee lépp nag yaakaar naa ne moo ba sax fa la génnee woon le patriotisme économique ñu bëgg ici et maintenant def ko Sénégal xëy na am na ñoo xam ne am nañ les reins assez solides mais nag boo xoolee dans la majeure cas yi ñiy wax ne dañoo bëgg def non soit duñ ko mën soit da ngeen di accompagner sax mais la ca wax duñ ko def je donne un exemple. tey bi ñu joxee concession yi fii ci port autonome de Dakar ça a posé beaucoup de problèmes mais ña taxawoon ne ñoom mën nañ ko mais ñoo ko njëkkee woon seeni employé ay sénégalais ñoo njëkk a kaas bañ du am duñu fay IPRES duñu leen toppatoo duñu leen fay lu baax et les sénégalais étaient dans de mauvaises conditions ña ñuy bañ ñu ñëw di la fay lu baax dafa dans de bonnes conditions yaakaar naa ne ñu ñoo war a seetaat suñu bopp. pour ñu dénk ñu. dañoo war a seet suñu bopp xam nag ak ku liggéey jox cër tamit. ñi nga xam ne suñuy mbokk sénégalais mais tey fépp fu entreprise buñ jox sénégalais yi boo seetloo woon dans la majeure si cas yu gën a bëri yaakaar naa ne sa emploi yu ñu ko taxaw bañ loolu ñaawlu loolu. maintenant ñun nag nañu góorgóorlu tamit ba vraiment wekk ñi nga xam ne tamit suñuy nawle lañu ñu bokk réew mi. d'accord Adja Seynabou Adji Mbergane mi ngi koy wax sànq mi ngi jëm ci wàllu à la traité yi ñu wax ne dañ leen defal loo xamante ne revaloriser leen ak li ni mel seen pension yi mais tey ci kàddu ki nga xamante ne moom mooy ndawal FMI bi li muy wax mooy ñu xoolaat fonds boobu nga xamante ne réformé nañ ko jëm ci à la traité yi ndax bokk na ci li nga xamante ne itam moom mooy gën a yokk li nga xamante ne mooy bor boobu ca fànn boobu ak si yeneen fànn yoo xamante ne moom daal li mu yëkkati moo di ñu assainir yenn fonctionnement yi ak yenn budget yi ci yenn sphères yi nga xamante ne lañ ko jagleel tey jii est-ce que du jël politique bi def ko au devant moom moo indi woon loolu moo indi surplus de dépenses yooyu tey au détriment ci li nga xamante ne mooy raison bi. xam nga fi may dellu si waat mooy ci li ma wax man ci PUDC bi ak yi mel ne moom. man tudduma bataille privée man AGETIP bi nga xam ne état moo ko ilif laa wax. AGEROUTE bi nga xam ne état moo ko ilif laa wax ñooñu laa ne li ñu mun la ñu jox koo xam ne dañ koy fay xaalis. beneen bi mooy wax nga ko léegi li ma la wax rek la mooy doo ñëw nga ne damay defandoo yëpp xam nga Sénégal benn jëkk la boo xam ne man bu ma ñaxtoo ñu defal ma dara keneen ki nekk beneen bor bi day ñaxtoo nga defal ko dara da ngay dem ba mu ëpp la doole ñun loolu daloon nañ ko nañ ko nangu te bi mu ñuy dal ñu nekk président Macky ñoo nekkoon mais dafa am loo xam ne bu la dalee yow yaay toog jàngat ko man maa ne FMI ku mu àndal sa dem suuf dafay gaaw parce que boo remarqué temps PS nii la ñu commencé woon ñoom sax bu ñu commencé di tirer sonné dara rek fekk na boobu temps sori na. moo tax encore une fois bu ñu xool lu weesu ñoom li ñu wax lan la ñu jàngat ko gaawantu xool fi nga xam ne foofu la nekk ñu xool ci lan la ñuy dindi xam nga retraité yi ñu yokkal 10% dañ koy rafetlu mais ñëpp xam nañ ne salaire retraite moom taxul ñuy wax même assemblée bi ma dégg ñu naan député 600000 lay am bu député yi demee ba jël seen salaire retraite nañ xam ne 600000 salaire amu fa pour wax la ne retraite Sénégal moo metti mais bu dee yow da nga bëgg a jël xam nga FMI moom waxam social lu ci bokk or réew ñu bari bu ñu politique la ñuy jàpp ne social bi moo koy téye moo tax ma ne am na ñuy defandoo yoo xam ne mun nañ ko rationaliser ba lii duñu dal bu ma jëlee par exemple dañuy wax bourse familiale ñëpp ci d'accord mais bourse familiale mais est-ce que du politique bi la ñu mettre au devant de la scène moom laa la wax ne la moo di fonctionnement Sénégal économique gu réew mi lu bari dañ ko jël teg ko ci politique alors que loolu ñu jël politiser ko ba mu dajale lu bari ba indil ñu yenn charge yi mënoon na gën a oyof ñu def ko parce que ñoom ñooñu di ci wax seeni retraité dañ leen toppatoo bu baax ñoom ña amul liggéey ci ñoom sax dañ leen di jox te ñun loolu daluñu mais dañuy xool li ñu koy defee bourse familiale sànq wax nga ko Sénégalais loo ko jox rek dañ koy rafetlu parce que amul benn kër bu mën a yor sa bopp mais ba tey am na ñu ko yeyoo ñoo xam ne yeggul ci ñoom
xam nga ko ñooñu li ñuy wax ñoom dañ naan dégg lañ ci am moo tax encore une fois ma ne dafa am situation bu amee toog jàngat ba pare moo gën comme FMI moom démb la ñu wax xaw ma tey nañu toog jàngat soog a xam ci lan la ñu jëm mais FMI moom xam nga bu ñëwee di wax li muy jëkk a wax luy social nañ ko dindi or luy social boobu nag nekk na nit ñi dañ ko soxla parce que ki nga xam ne yow sa doom dafa toll ci liggéey te amul liggéey te créelul boppam tamit liggéey te jàppale wuñ ko tamit tu ñu mu dugalee ci boppam ci liggéey xam nga kooku moom day soxla loolu keneen ki nga xam ne nag moom dafa retraité te li mu am mënu ko defal dara même boo ci defee 10% yooyu xam nga day soxla loolu kon loolu moom du lu ñuy dindi nit ñi dañuy xalaat nu ñu koy yokkee ba ñëpp am ci mais du lu ñuy dindi moo tax il faut ñu xool ci yeneen yi nga xam ne dañu ci dugg ñu xool lu nekk naka lañ koy ajuster li nga xam ne du priorité mu xaar ndax Sénégal moom ku ñëw li nga fi fekk da nga koy continuer waaw mais FMI moom bu waxee rek wax na te toujours day mel ne day nekk ba mu sës muy soog a wax. kon dañuy àgg si zone parce que lii kay man maa ne 2014 la attiré woon sama attention te man xaw ma ci finance dara nag mais comme boo tàmmee lire budget tàmm di xool ba pare ñu lay wax di nga dem boo gisee leen da lay wax mais man dama wax ak koo xam ne day liggéey ci état. xam tamit nu muy demee bi ma ko waxee dafa reetaan. ni honorable wax nga dëgg wax ma donc moo tax loolu nañ ko saytuwaat moo gën. waaw mais moom liñ ne yëpp def nañ ko fi loolu moom waxuñu ko ndax ñi ci sentir seen bopp ñu ngi koy doxal ñi sentirul seen bopp ñu ngi koy wax. parce que lu am la lim fi lim yëpp lu am la. mais ñan ñoo ko yor te ku ko mënut yor tamit loo moom la ndax Sénégal moo la ko jox yaa ko moom dañ koy rafetlu mais loolu nag du tax nga dem ba nga xam ne di nga bëgg a jóg mu tëla te doo gis foo jàpp. waaw tey Adji Mergane li indi li est-ce que du itam changement de bailleur yi gis nañu ne bu fekkee ne France ñoom ñoo lay jox seen koppar dañ lay takkal ay œillères ne la fii laa bëgg nga dugal ko fa bu fekkee ne nag au temps de Wade ni nga xamante ne noonu la doon def travail avec les Chinois avec les Arabes ak yooyu ñooñu nag ñoom daanuñu calculer yi ni mel ak yooyu est-ce que tey du yooyu moom moo indi problème yi yëpp bi Macky Sall ñëwee surseoir partenariat yooyu delloo si waat ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tubaab bi. xam nga nag buñ la dénkee état askan bi wóolu la jox la nga nekk def la nga nekk président de la république yaay xool yaa am sa vision yaa am sa politique jox ko sa gouvernement tabb leen exécuté ko donc yaakaar naa ne président Macky Sall du ko ñuy takkal ay œillères dama yàgg a dégg Aminata Mbengue Ndiaye madame la ministre naan le président Macky Sall est un homme courageux xaw ma tax mu wax ko nag mais bu ko waxee rek mu génn ci moom rek mu am lu tax mu wax ko kon du ku ñu takkal ay œillères déedéet bu gisee ne intérêt Sénégal partenaires yii ci la nekk Sénégal yi ñoo ko wóolu dénk ko seen pouvoir am day liggéey ak yooyu partenaire te yaakaar naa ne sànq honorable député wax na ko tubaab yi xamuñ politique sociale donc bu doon tey ñooñu ñoo ko ne ko ay yoonee ngi nii xàll awal ci yoon bi mais kon président du mettre l'accent sur la politique sociale te may wax ne rek yemalu ko également ci politique sociale parce que nag du ay bourse sécurité familiale du ay CMU rek de infrastructure yi nii mais infrastructure yi ñuy tapis piste rurale yi plan Sénégal kii yeeg ay Ila Touba yooyu yëpp mais nga fa ne ay jam ñaaje mais c'est des projets audacieux et révolutionnaires c'est des projets yoo xam ne tey date bi ñuy wax yaakaar naa ne mën na ko sax fay te nag nekkuñ au rouge FMI xëy na day tirer sur la sonnette d'alarme d'habitude bu waxee day tirer sur la sonnette d'alarme non mën na tirer sur la zone d'alarme pour rek vraiment sensibiliser conscientiser pour que effectivement qu'on puisse savoir que ne fii la ñu toll mais yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk finance yi ŋànk économie bi seen xel nàcc ci loolu yaakaar xam nañ les risques donc du ay novice du ay cuune ñoo fa nekk ña fa nekk seen xel dafa nàcc man kenn teguma fa honorable mii kenn tegu ko fa ndax xelam nàccuti man sama xel nàccuti mais yañ fa teg c'est des hommes très responsables donc nag président Macky Sall comme du koo xam ne dañ koy xolloo yoon du koo xam ne dañ naan ko fii ngay jaar du ko ñuy teg pression kenn édicté wu ko politique bi muy mené waaw moom politique am moom te nag wax nga sànq ne toutes ces mesures là est-ce que du politique politicienne bi yaakaar naa ne bu doon politique politicienne day bàyyi ba élection jub mu teg ay projet parce que yàgg nañ ko fee gis bourse familiale yi ñuy tey honorable député di wax
chef de quartier lay jaar man sama fief fële ca Kaolack HLM Bongre dama fay dem ay politiciens di kaas ne amuñ may la si contente parce que tey bu ngeen amoon du ma kontaan damay xam ne kon dañ def parti pris faralante mais dañuy xool ku koy yellool parce que chef de quartier yi ñoo xam ñi sonn ci gox ndax fa lañ dëkk ñoo xam ñi koy yellool ñu ko koy jox bourse bi kenn mënu taxaw ne la am naa ko te yellooloo yelloowuma ko d'accord pour clore rek waxtu bi mi ñuy xoj Adji Seynabou tey li nga xamante ne itam ñu ngi ko doon déplorer ñu ngi wax ci wàllu budget fonctionnement ak yi ni mel lan moo ñu mën a tax tey ñu am benn restriction bi ci suñu bopp pour assainir li nga xamante ne moo di finances publiques yi bokk na ci itam ci fonctionnement yi nga xamante ne moo di suñu ay institutions tey au niveau du palais présidentiel si on se retrouve avec 70 voire 80 ministres suñu boolee ministres yëpp plus les ministres conseillers autres tey ndax loolu la Sénégal yéen loolu est-ce que loolu Sénégal toll na foofu. xam nga mooy li ma la wax ma ne la nit ki boo ñëwee ci réew dafa am nooy doxalee président dafa ñëw am ñu mu àndal ci ñi mu àndal ku ne mu bëgg la ci damay jox benn au conseil de la république man assemblée voté wu ma ko te pourtant président Ousmane Tanor Dieng dama ko jox cër parce que gis naa ci moom lu tax nit mun ko respecté homme d'état la ci koo xam ne fi nga jaar yëpp te kenn mësul dégg nga ubbi sa gémmiñ xam nga loolu di nga ko nawee nit mais du tax nga jox ko loo xam ne lan lay jariñ la muy lañ cay def fonds spéciaux yi ak yooyu yëpp te loolu mën nga ko xool di ko xool di ko xool même tey yow yaa ngi wax présidence déedéet mais ministère yi parce que man tey maa ngi liir dëgg wala du dëgg xaw ma mais dama jàpp ne buñ nee ministère de la jeunesse amoon na 60 conseillers techniques xam nga loolu bari woon na dëgg la jeunesse bi bari na mais du tax raison boobu donc yu mel noonu ngay xool nga xam ne dafay jur lu mel nii moo tax dañu war a toog xoolaat ko du ñu fi defoon nañ ko de parce que actuellement nii man bu ma xoolee différence bi ma gis entre président Macky Sall ci doxalin ak président Wade mooy at yi ak tabe gi li ci des yëpp ñoo ko bokk ñoom ñaar kii da ko gën a mag gën koo tabe mais li ci des yëpp ñoo bokk nuñ koy doxalee gisuma man benn changement boo xam ne gis naa ko te man damaa d'accord ne am na lu ñu sanctionné ba ñu jóg fii ñun ay erreur yu ñu def la kon moom bu ca nekkaatee nga ciy teg nii sa bët di xam bu fekkee ku ko bëgg la yow da nga koy wax li am pour mu xam mais ak luñ la munti wax FMI moom bu waxee wax na te bële passé te yow bu sa budget ñëwee incha allah dans quelques jours di nga ci jot di nga ko gis gis nga budget dañ ci doon boole information yëpp mais ñun ñi nga xam ne suñu xel màcc ci këyit bu ñu gis ren bu ñu ko gisul bu déwee bu ñu gisul daaw bu ñu ko gisul ren dañuy laaj lu tax kayit gi ñëwul mais dañ ñu doon defal ñuy xam fu ñu toll mais bii nii budget 17 bii 2017 bi ñëwul man laajte naa ko. ñu ne loolu tax. laajte naa ko. daa def dépassement boo xamante ne. laajte naa ko moo taxaat moo gën a confirmer ne. kon moom xam na ne xëy na ñun suñu xel màcc ci mais ñu ngi wax ak ñu ci seen xel màcc. mais dafa am nag ci assemblée ba ñoo xam ne dañoo def finance ñoom far ci ñoom ba pare mais ñoom li ñuy gis mooy li nga xam ne day jëmale président kanam li nga xam ne président du ci am problème kon ñoom dañ koy posé ba nga leen di jaawale ak opposant ñooñu ñoo gënoon a tax yëf bi jotuñu ci parce que ci ñooñu laa jëkk dem ne leen yéen lii loo leen am na loo leen nëbb de génne woon leen ñu reetaan ñu toog commenté ci te ñoom bi ñu ñëwee posé nañ ko moo lay wax ne kon commencé woon nañ di wàcc yoon man dama jàpp ne jël document bi bañ ko indi te du tee ñi xam-xam nañu te ñuy laajte dinañ leen wax da ngay indi lépp député yi gis ko posé seeni question buñ ci àndee nga xam ne ànd nañ ci dinañ la ci jàppale buñ ci àndul ñu xam ne lii ànduñu ci yéen ngeen xoolaat solution mais lu ma la munti waxal FMI moom fu mu dugg commencé wax rek am na lu fa nekk dépassé nañu zone orange bi ba jëm ca rouge yàgg na Adji Mergane problème bi am yëpp ci nomination yeeg pléthore ministre yeeg conseiller yeeg yi ni mel est-ce que du benn bokk yaakaar moo ko jur itam pàccoo bi day métti non je ne crois pas parce que Benno Bokk Yaakaar coalition de coalition la et depuis yàgg na ëpp na peut-être léegi mu ay une quinzaine d'années boobu ba tey coalition de coalition mooy gouverner te toujours
l'essentiel mooy les résultats. mais bii cëroo bi dafa te bii on a 39 ministres. plus juróom 39 mooy fanweer ak juróom-ñeenti ministres la ñu am. on a plus. non c'est-à-dire que nit ñi naan on a plus. avec les ministres d'État ministres conseillers. waaw ministre d'État musul ñàkk ci gouvernement suñ ko arrondir léegi on est à 70. waaw nit ñee wax kese yeggul sax xaaj fa yegg foofu. ma dee mën a retenir mooy am nañ 39 ministres yoo xam ne avec portefeuille yuy ne ci gouvernement bi ministre d'État moom du ñàkk parce que ñooñu amuñ portefeuille mais dañuy conseiller président de la République te yaakaar naa dëkk bu mel ni Sénégal tout est priorité am 39 ministres yàqu ci dara ndax ay compétences lañu ndax tey ministre yi président Macky Sall tabbu am nañ aptitude yi am nañ compétences yi yaakaar naa am nañ tamit approche. possibilité avec les populations mais vu l'état de nos finances est-ce qu'on peut se permettre. waaw état de nos finances li ma lay wax kese fañ koy yeggale yeggut foofu bu yeggoon foofu tey président Macky Sall un homme responsable mooy njëkk a jël ay mesures am. mais 39 députés pour Sénégal lu normal la parce que tout est priorité fii dañoo ñëw fekk lépp nekk priorité ñu jël lépp prioriser ko te pour cela il faut des hommes capables il faut des hommes et des femmes compétentes aptes à mener à bien cette mission de redressement. merci beaucoup Adji Mbengue ci ministre yooyu. waaw. bu Adja fàtte ne président Macky dafa nekk koo xam ne dafa commencé sous directeur ba ci premier ministre kon xam na lan mooy gouvernement te moom 25 la ñu waxoon te 25 yooyu mu waxoon man gëm naa ne moom bu ci taxawoon tamit ñoom dañuy liggéey ci priorité yooyu muy wax. man dama jàpp ne président ku ko bëgg da ngay déglu nit ñi li ñuy wax nga xool li nga xam ne du waxu farfarloo nga yeggee ko ko. moom fi mu jaar bu nee 25 ministres mun na nekk moom xam na ne 25 ministres mun na nekk kon bu demee ba 39 demuma sax ci ñaar ministre d'État yi ñu ci yokkaat ak li ñu lim parce que li ñu lim boo ko xoolee ku mel ne Seydou Diouf liir naa ko ci nekkatu ci léegi ma nga assemblée donc am na ñoo xam ne man dégg naa leen ci ñoo xam ne ku mel ne Seydou Diouf par exemple ma nga assemblée. xam nga kon kooku bokkatul donc dama ne xam naa loolu lu ñuy remettre à jour la mais 39 am yi rek 14 yi ci yokku moom dafa ne woon 25 la te fi mu jaar ku fa jaarul rek moom mun def lii mais moom fi mu jaar ci sous directeur ba ci premier ministre moom war na 25 yooyu mu waxoon man moom laa gëm ne loolu moo waroon nekk. daf ko essayé ba mu ñëwee 25 ministres la commencé mais xamutoon état bi mu fekk Sénégal bi mu gisee état Sénégal ni mu mel kañ yaakaar naa war na yokk ministères yi. ak li mu def yëpp ci gouvernement ak li mu def yëpp ci gouvernement yaakaar naa ne 25 ministres volonté politique am la woon ñëw na def na ko. mais xool na parce que ba muy def loolu xamutoon lu fi xew ba mu nee ba xam li fi xew parce que kenn gënu ko xam administration bi c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal. mais def na ci ba mu demee ba xam ne tey jii. non waxatuñu foofu de moom dafa def 8 ans. de directeur à premier ministre. kon bu dee xamul woon nag. non bi muy doog a ñëw. bu dee xamul woon non mais dafa am benn moment. boo moom demul woon fenn Antoine ak yéen déedéet. non man waxuma ba tey waxu ànd xam nga man fi ma toog nii. man jëluma position jongante. man dama jël position ay doomu réew mi parce que ñun ay parlementaire lañu. parce que man sama ñetti mandat yi dama ko naw. te Sénégal deselu ma dara. yow aussi ñu doyloo la jox la ko. moo tax man fi mu ne waxuma waxu politique bu ma doon wax waxu politique ci yeneen laay dugg mais damay wax ci waxu réew mi mooy loo xam ne dafa nekk sous directeur ba nekk premier ministre te dafa jaar ci ay ministère information yi mu am ñun waxuñu waxam parce que xam nañ ne nekkoon ministère de l'intérieur te lu mu fa nekk ak lu mu munti mel am na lu mu fa xam ñun waxuñu loolu mooy raison bi tax foofu mu duggoon ba génn fa ak fi mu jaar bu nee 25 ñun gëm nañ ne 25 la gis nga li nga wax mooy wax bi mooy bu fekkee ne da nga ànd ak ay nit ku nekk ne daf la jàppale woon te buñ la jàppalewul woon kat da ngay jàll parce que yàlla décidé woon na ko mais nit ñi fekk na ñoom dañoo décidé woon ne ñun dootuñu fa nekkati kon keneen ku munti ñëw même bu discuté wul woon day jàll. man du ma nangu ñooñu ñëw mag ma def seen yëf ba échec ñëw wër ma ndombo may def lu leen neex ci loolu bu fekkee dañu bëgg a wax dëgg rek ci président Macky ci loolu la nekk. mooy ñu ko wër xoolal situation bi am LD xoolal situation bi am LD Ablaye Wade lu ko daana loon ñàkk waaw dañu bañ nag moom mu daanu waat non ñàkk wekk ay alliés waaw président nag c'est le contraire wekk ay alliés parce que am na loo alliés ba ci lii des Sénégalais wekk non parce que alliés yi mu fi fekk ànd ak ñoom c'est des hommes d'État qui travaillent pour l'intérêt du Sénégal gis nga tey jii aji yaa ngi suivre ay alliés yi est-ce que xam nga tey jii nee na président yàlla ko fi teg dëgg la dañoo ànd ak moom premier tour am 26% muy moom ak Macky 2012 ñu dem deuxième tour mu am 65% yeneen parti fekk si ko jox ko mu am 65%
yàllaa ko fi teg mais da ko boole ak ay nit da ko boole ak ay alliés boole ko ay mais du raison personnalité Paco mu ànd ak ñoom. du raison mais séddoo voilà ñooñu tënkuñ parce que ko. bi gouvernement bi amee ba léegi def loo loo déggagum lu ko neexul. sedduñu ma sedd bi ñaan la alliés yi dégg nga Moussa Thiam xam nga Moussa Thiam dafa ne moom militant bu discipliné la kon li mu wax président Ousmane Tanor Dieng xam na ko dégg nga LD ñan ñoo waxul. PIT non moo tax man la xam nga alliés yooyu ñun implication déedéet information. ñun li ñuy wax mooy rek pour ñu xam ne du question loo xam ne alliés yi même buñ la gungee mais pour Sénégal la ay nit yu war a participer ci développement réew mi la te leader yooyu ku ci nekk Sénégal def na ci yow loo xam ne boo ànd ak président Macky Sall te joxu la cër tamit war ngaa jàpp ne ki mu ko jox sénégalais la. man foofu laa bëgg ñu waxee nag mu ànd ak alliés yooyu noonu parce que alliés yu sûr ñu séddoo yu loyaux. waaw ànd ak moom am ay compétences am xarañ bi. loolu kenn discuté wu ko parce que président mais alliés loolu kenn discuté wu ko est-ce que raison la waruñoo doyal comme déedéet du question doyal mais est-ce que raison la. li xew assemblée est-ce que du partage. non même assemblée bu tuddul partage. boo ànd ak li ay ci nit des xel moo ko def partage. non boo ànd ak ay nit da nga leen di ànd ak ay moo ko nit nekk. boo ànd ak ay nit. da nga leen di ñoom compétence da ngay ànd ak ñoom liggéey. ñun d'accord nañ ci loolu ba tey donc président loolu dafa mais ànd liggéey bi mun nga bañ a nekk ministre liggéey kenn waxul ne lan moo tax joxuñ ma xam nga li ñu di wax nañu passer l'information. di déedéet ñun kay li ñu li si journaux yi du loolu. mais kenn waxul ne. liiruñu loolu ñu parlaat. liiruñu d'accord loolu yow sax laajal nga Macky 2012 buñ ko waxoon sax mais c'est normal. ñun ñu laaj laajal nga Macky 2012 non parce que c'est pour vous dire que yooyu nag moo sonal président. moo tax aji ñun ñaar ay jaboot lañu. ñun bu kër yi méttee dañuy dem bàyyi ñoo kër yi bu ñu demee parti nañu demee réew aji situation réew mi bu ñu ko séddale gis nga 25 ministres yu compétents ni ci des ñëw jàppale président réew mi day dem parce que ñi mu koy jox ñëpp ku ci nekk am nga loo yore te ku ci ne li nga yor réew mi la ko jox. ñun réew mi daf ñuy jox ñu jàng. même ku ci génn bëtim réew ñi ci ëpp ndax ñun suñu papa duñu ay borom alal ñi ci ëpp ñu génn alal réew mi lañ demee woon ay bourse réew mi bu ñu demee débrouiller boole ci kon bu ñu dellu see ndagum ñun ñu génnul réew mi emploi yi ñu am dañu koo nangu ba lu ñu réew mi teg ñu nangul ko kon ñun jigéen nañu nangu ne président bu ñu ko tegee lu dis nañ ko dindi gis nga alliés yii dañu sonal président coono bi mu am yëpp Macky 2012 taxul may wax da ngeen jógoon engagé mais seddoo fi mu ne alliés yi tey jii LD day tas fi mu ne c'est vrai dama bokk Macky 2012 Benno Bokk Yaakaar tamit waaw parce que nag président Benno bi da ko doole mais yow laajaloo Benno de yow Macky 2012 nga laajal ministre parce que yeneen sous coalition dañoo am représentation déjà waaw mais bu ku nekk laajee est-ce que président du sonn non président ci boppam moo sonn voilà mu nekk aji ñoom ñaar nañ dimbali président ak ñeneen ñi nee nga Macky 2012 am na ay compétences femmes ak hommes yu mënoon dugg ci gouvernement waaw xam nga sànq wax nga loolu waaw donc mais waxuma ci 40 waxuma 39 ci 25 yi rek nañ ko ci tànn moo tax ba ma yëkkati woon sama baat waaw en tant que porte-parole Macky 2012 waaw wax ci loolu waaw parce que nag compétence ak profil rek ñu nga Macky 2012 d'accord kon merci nag beaucoup amoon nañ fa poste gouvernement bu merci beaucoup Adja Seynabou Wade nekkoon député ci 3 législatures nekkoon itam maire bu Colobane Gueule Tapée ñu koy jaajëfal bu baax ci wuy si bi ñu lay remercier merci Awa Diop waxtaan nañu maa ngi ciy gërëm Adja parce que waxtaan la ñu def ndax jongante indi wuñu woon ndax dañu bokk réew mi nag war ko defar kon loo xam ne rek du dox war nañ ko fi mën a wax mais bu fekkee wax nañ fi tamit loo xam ne xaw na déranger sénégalais yi ñu baal ñu àq di rafetlu woote bi di leen ñaanal ñoom jàmm di ko wax nag ne ko moom am na yu bari yu koy xaar dinañ ci wax parce que dafa am assemblée lu bari lu ñu fa war a changer awa temps bi moo ñu ko mayul mais règlement intérieur bi moom déjà am na lu mu ci gis ci li jëm ci parti bi ñu war ko changer mais am na ci yeneen yu bari yoo xam ne moo leen di permettre ñoom ñu mën a liggéey ba ñun liñ ñu doon wax duñ leen ko wax parce que lu ko mooy ñun liñ ñu wax dinañ leen ko wax. d'accord Adji Mbergane Kanouté itam ñu koy jaajëfal di njiital UDSA ñu lay jaajëfal si wuy si bi. ma lay jaajëfal bu baax yow tamit awa ci invitation bi di profiter occasion di nuyu waa Kaolack. particulièrement waa HLM Bongré donc sama fief la Kaolack mooy sama base. donc muy ñëw Saloum Saloum. dëgg la ma wax damaa cosaanoo Kaffrine. juddoo Kaolack yaroo fa màggee fa say gin gi neew. donc Saloum Saloum pur la donc maa ngi nuyu waa Saloum di nuyu tamit askanu Sénégal di leen jaajëfal ci ndam bi nga xam ne moom lañu jox ci élection législative yi ba tey ji ñu am majorité bi nga xam ne mooy assemblée nationale di wax tamit ne kii nga xam ne mooy honorable député yaakaar naa ne sunu dajee yemul ci ay débat wax na ko sànq il faut parlementaires yi ak ñi fa nekkoon ñu dajee sottante xalaat
te lépp si njëriñu askanu Sénégal. jërëjëf may jaajëfal bu baax oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moom moo yore woon coordination bi di jaajëfal Cheikh Tidiane Diop René Charles Fall ak Modou Fall ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci régie beeg réalisation technique bi ba yëpp yemb ma leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon teewlu ci Walf TV leeru jamono di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku yéen di leen jox dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom ci beneen numéro Selebe Yoon.